asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku si nekk fa nga nekk jamono ji ñu ngi la fay fekk di la jox sa wàccuwaay di la nuyu sa tur ak sa sant wante laata loolu dañuy daal di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaanal leen yàlla mu guddal seen fan lool te wéral leen lool. ñu dellu si waat ci plateau altine ji tey ji xam ngeen ni seen émission Jeeg Këram daawoon ko gis ci yu mel nii wante xanaa di ñaanal yaay rek li nga xamante ni moo ko tënk mu tënki ko ba mu dellu si waat ci liggéey bi ndax moom sunu royukaay la. ginnaaw loolu ñuy nuyu waa RTS yëpp bàyyi ñu kenn di nuyu cat ba cat nuyu nañ ñëpp wante di leen wax ni Jeeg Këram xam ngeen ni bu ñu ñëwee ci lënd bi dañuy ànd ak sunu papa sunu nijaay. tonton Adi di ko nuyu moom aussi di ko ziar wante di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Fatima mi nga xamante ni day ñëw si Brico Déco li koy sama yaay di waxee nee na benn jéeg amatul jéeg bu ndaw amatul di toog rek di taxawaaloo ko def lenn wante laata lool dañuy dem régie seetaan situation du jour ñëwaat incha allah. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey altine. ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent test yi ñu def téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak juróom ñoo xam ne ay cas contact lañu mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll am nañ ci juróom ci Dakar Plateau ak Diourbel ñeent ci Touba ñett ci Almadi Fatick Liberté 6 ak Richard Toll ñaar ci Daara Derklé Guédiawaye Kaolack Xombol Linguère Mbour Ouakam Ouest Foire Ourossogui Parcelles Assainies Rufisque Saint-Louis ak Thiès am nañ ci benn ci Amitié 1 Amitié 2 Bopp Cambérène Castor Dagana Dieuppeul Fass Goudiri Grand Yoff Hann Bel-Air Mariste Mermoz Ngor Podor Ranérou Sud Foire Tivaouane Peulh Yeumbeul ak Yoff juróom-ñeent fukk ak juróom ci malade yi ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñaar ak fanweer ak benn wér nañ ci ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñett téeméer ak juróom benn ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jërëjëf docteur Mamadou Ndiaye moom aussi ñu ngi koy ziar bu baax te di ñaanal waa ministère de la santé yëpp jàmm ñoom tamit liggéey bi diis na lool macha allah wante ñuy wax na chaque jour nañu respecté mesure barrière bi ndax corona baa ngi fi te di ñaan yàlla mu juge fi ci jàmm ak salaam comme niñ koy waxee tonton Adi ci lënd bi suñu ñëwee yow sunu papa nga sunu nijaay nga macha allah dañ lay nuyu di la tatagal di la jox sa wàccuwaay ziar la bu wér a wér tey sàkku ñaan nag saa su ne tonton Adi nuyu nañ la. fee nañ la Nabou. di la dalal jàmm. jërëjëf. dalal jàmm ci fi nga bokk. incha allah tey wax alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabi karim sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. maa ngi santaat yàlla beneen yoon. yàlla mi xam ne soob na ko ñu téye ko altine bi nu génn. soobaat na ko ñu téye ko altine tey. yàlla bu mu doon suñu gënte lu jotaay. allahumma amiin. di nuyu sama doom sama soppe sama xarit Fatima. Brico Déco. ñu di ko delloowaat. te di la delloo ginnaaw ba ñu nuyu kilifa diine yëpp.
dinañ ci ñëwaat ci ñaareeli partie bi. delloo Fatima cëram. jox la nga jox ko cëram nag ndax yaakaar naa ni. moom moo nekk ci rubrique bi. dëgg la jërëjëf tonton Adi jërëjëf ci Fatima. ah macha allah yaa ngi bel nii def nice. def nga sa âge daal li ma xale bi jigéen bi ci régie bi wax léegi. noo def. maa ngi fi yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax. Nous salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ñuy seetaan. C'est un plaisir de partager le plateau avec toi. Merci beaucoup. Un grand plaisir de partager comme tous les lundis le plateau avec tonton Adi. C'est un honneur. tey nañu dellu si waat ci bricolage décoration. macha allah suñuy lamp yu baax. macha allah expliquer ci kanam nu ñu ko defaree. loolu kay du am benn problème ndax xam nga damay dégg sama yaay di wax chaque jour ne jéeg bu ndaw warul am benn soxla bu dul toog di lukkatee ko xool. te kër gi comme ni ñu koy waxee. comme lépp loo xamante ni yàqu na fi dara warut a ni ñu koy wax rien ne se perd. waaw tout se récupère. dañ lay bàyyi nga présenté ñu li nga indi. tey nag boo xoolee ay veilleuse laa indi. veilleuse lumineuse moo ngi. léegi tey boo xoolee liñ ko defaree boo xoolee li moutarde bu jeex la. potu moutarde bocalu moutarde yu jeex yi. bii bu cornichon la. lii ciment la. buñ demee régie boo xoolee lii la ñuy soxla pour. mooy élément yi ñu soxla pour mën a réaliser li ñu réaliser. ciment la. bocal bi ak benn récipient bu en plastique ou bien en inox. boo ci jël léegi baax na. ak les guirlandes mooy lampe yi. ak pistolet à colle ak ciseau. loolu mooy. déjà mu mel ni lii yëpp de pourtant jege nañu sunu biir kër yi de. lépp jege nañu waaye xam nga dañuy sànni utiliser potu moutarde bi pare na sànni nañ ko. léegi pour ne pas sànni. boo xoolee kii bi lañ ci jënd mooy les lumières. luminaires yi lañ ci jënd. pistolet à colle bi yoroon nañ ko lu yàgg ciseau tamit boo kenn manqué wul ciseau karam. li ci des yëpp ak ciment bi. ciment bi mousse bi 100 francs la. pas 200 100 francs la. ciment blanc bi mooy 200 bi 100 francs lañ ko jëndee. léegi bu ñu toppee waa régie ñu dem ci procédure bi niñ ko defaree. ay ca régie ñu xool procédure bi. boo xoolee da ngay déjà da ngay découper. matière kii plastique bi ñu récupéré bii boo xoolee mooy tàngal ñu jaay ci boutique yi. xott bi laa dem récupéré ji ci boutique ba. après ñëw def ko ni da nga koy découper ba pare. boo amee sa boolu plastique wala boolu nickel bool daal benn récipient mën nga ko utiliser aussi. bii nag donc ba nga koy découper à la ba pare. image suivante. waaw ñu dem. léegi da ngay jël pot moutarde bi. def ci collé ko ci biir kii bi nga découper benn partie bi ci suuf lañ récupérer. mooy boo découper kii bi en 2 parties. partie bi ne ci suuf moom ngay récupérer. de enduire mooy pot moutarde bi. kii bi ci kawam. waaw moom ngay enduire kii collé ko ci biir récipient bi. pour que da nga koy dëpp collé ko. boo xoolee image suivante dinañu wane fi ñu ko collé ba pare. fii mi ngi nii collé nañ ko. gémmiñ bi moo féetee suuf moom la ñu collé ci suuf. lee mu féetee ci kaw. après da ngay jaxase mélanger sa image suivante mélanger nañu suñu kii ba pare. ciment bi da ngay def ndox ak sa ciment rek ak ndox ngay def mélanger ko. boo noppee nga sotti ko. ni ma ko kiiwee. moo nekk ci biir nii. voilà ba nga dëppee ba pare. sotti ko sotti d'accord. nga weer ko ba mu wow. normalement ça prend 24 heures pour mu wow. bu paree nga génneewaat ko. waaw defaraat même procédure. mais da ngay retourner affaire bi. da ngay retourner bocal bi. léegi instant yi nii xam nga bee ci suuf lañ mooy gémmiñ gi lañ collé woon. léegi tat bi ci boppam la ñuy collé waat. dëgg la boo xoolee mi ngi nii. boo ko weeree ba mu wow. boo ko génnee nii la lay mooy bi mu lay jox li mooy résultat final bi. boo paree nag nga peindre ko. mais avant ça wanewu ma papier da nga koy papier pour mu lisse. da nga koy papier mooy papier. boo demee si mercerie boo demee quincaillerie dañ koy jaay. menuisier dañ koy utiliser mooy papier sable. da nga koy papier ba mu lisse après nga koy soog a peindre boo peindre ba pare dugal say guirlande ci suuf. taal ko mu takk résultat bi mooy résultat final booy nekk nii. moo nekk nii aussi si kii bi. boo xoolee voilà exactement. image yi nekk nii boo xoolee ci plateau bi aussi moo nekkaat nii. mais dama ci yokk samay. kii rek say décoration ay voilà da ciy yokk say décoration pour embellir un peu. say perle daal di ko ciy collé. exactement moo ngi nii boo xoolee moo nekk nii. léegi lii mooy kii ba guirlande bi ñu def ci biir da nga koy taal. bu la neexee nga taal ko wala nga fay. nii rek la bu la neexee nga bàyyi ko à l'écart wala nga dugal ko tamit ci biir. nii lañ koy def rek nga teg. mën nga ko teg sa table de nuit nga teg wala sa table de chevet et tout voilà. résultat final bi bii nag pour expliquer vite fait parce que wane ma procédure bi à la télé. boo xoolee bii
benn kii bi mooy première kii de base bi ñuy njëkk def mooy découper récipient bi nga jël lii coller ko ci biir def ko nga sotti ciment bi bàyyi ba mu wow décoller bii benn yoon laa ko def defuma deuxième partie bi fii ci kaw léegi nit yi rek ku ko bëgg def yow yaay choisir soit nga defee ko nii kese ou bien nga def 2 parties yoo xam ne boo ci def rek day dem lii bu la neexee aussi mën nga bañ ci def guirlande mën nga jël sa lampe veilleuse nga collé ko def lépp ba pare am na veilleuse mooy base pour defar base bi soo demee si quincaillerie ñoom mën nañ la ko defar dañ la koy monter lépp yoon li ngay indi mooy nga ñëw teg collé veilleuse bi lépp ci carton lampe bi nga collé ko ci carton ba pare da ngay jël lii rek dëpp ko ci biir dëpp ko comme noonu waaw da nga koy jël rek dugal ko ci biir rek exactement bu yàqoo pour échanger da ngay yëkkati lii rek rechanger li ngay rechanger après delluwaat dugalaat et puis c'est pratique exactement c'est pareil bu batterie bi jeexee da nga koy changer bu lii yàqoo tamit da ngay dem jëndaat beneen rek dugalaat et puis doo yàq courant bu bari exactement du soxla électricien wala quelque chose comme ça nit yi amuñu soxlawul nga koy def boo yóbboo ci mercerie bi quincaillerie bi autant pour moi ñu defar la ñu monter la kii yëpp vase beeg yooyu yow ba ngay ñëw rek dugal lii ngay ñëw rek teg ci kawam lampe bu la neex couleur bu la neex guirlande bu la neex aussi mën nga ko si def c'est à toi de choisir noonu la lii de la ñuy wax ni fi mu toll nii parce que tey jii man verre yi mosuma cee xalaat lii de te lii nag sama nijaay lii rafet na de te c'est économique ah parce que déjà li ngay dem di jëndi ay lampe mu cher trop bul ko sa bourse mayul mën nga ko defaral sa bopp macha allah fi ma toog yoo xam ne sama xel lu mu nekk Fatim am naa fukki pot moutarde ki sama commode te xam nga pot moutarde yi lu may jëriñ denc goro xam nga donc tu vois denc goro def cuuraay ki nangam mën na servir ça peut servir à autre chose gars yi la plupart dañ ko récupérer ci waañ bi di ci def ay mooy kaani beeg poobar loolu noonu mën na servir leneen te ma amaat naa am na yeneen idée yoo xam ne yu ñu war a mën a exposer pour récupération at lii nii defaloon naa fi benn kii benn potu cuuraay li ñu ko defee woon ak ay képp boobu xam naa dinañ ci dellu soit parce que ba ma ko defee yàgg na incha allah lépp ci lii laa récupéré woon nañ ci dellu ci waat incha allah wala di nga tax po dootul amati ci dëkk bi parce que gis nga fi mu toll nii am na si jéeg joo xamante ne fi mu toll yow la ñuy xaar lundi bi rek lañ koy kal parce que gaayee ko laajaat yaa ma gën a xam ndax fi mu toll nii nag xam nga jamono neexul te tubar fakal la lii moom c'est économique voilà te ça te permet de ne pas perdre de temps ci futilité comme ni ñu koy wax tout le temps ak Tata da lay permettre nga occupé wu da lay permettre lii mën nga ko c'est des activités que tu peux te mën na la indi beneen affaire exactement lii parce que yow lii mën nga ko commercialiser di ko exactement loolu laay wax à chaque fois di leen me suivre rek y a plein de trucs yoo xam ne mën nañ ko partager ak yéen ngeen si mën a gagner demain mën nañ si gagner demain quelque chose lii mën nga ko defar sa kër toog ci def lu bëri def say décoration def say façon def ay forme yu bëri parce que mën na tu as la possibilité nga def yeneen genre coupe yeneen forme ak yooyu noonu defar ko commercialiser ko jaay ko mu njariñ la te voilà xale yi tamit pour partager tu peux partager avec parce que des activités yoo xam ne ak du ci xale yi duñ ci gaañu ciment bi buñ koy def il faut se protéger toujours ak nga sol say gants parce que am na ñoo xam ne ciment bi day lakk seen loxo wala des trucs comme ça juste ça pistolet à colle bi yow mi mag booy partager ak sa doom yow yaa koy utiliser parce que day tàng dafa parfois day lakke tuuti mais ça fait pas trop mal mais ci xale moom kiiwu ko c'est des activités que tu peux partager avec tes enfants c'est des activités yoo xam ne boo amul loo def boo lijjantee sa kër yëpp lijjanti li nga war a lijjanti yëpp nga def toog occupé wu une fois te wàcc futilité xam nga man comme ni ma koy faral di waxee damay wax ne il faut que tamit ñuy xalaataat ñun jigéen ñi parce que lii xam nga ni say imagination la nga dem ba indi li léegi yii yow booy pour nga defar yii nii nan nga koy inspiré woo lan moo lay inspiré parfois du da ngay xool ça me vient comme ça parfois damay xool leen ma ne lii dinaa si war a kii dara mën naa si servir à quelque chose ma teg ko rek saa yu ma ñëwee xool ko xalaat lu ma ci war a def yéen saa nag je fais des recherches sur YouTube di nga xool dara mu am nuñ ko nit ki nu ko defaree. yow nga yor sa récipient nga ne xam naa voilà indi sa touche personnelle. xool ne lii war naa ko mën naa def lii mais autrement. à chaque fois je fais des recherches parfois pas besoin da ngay ñëw rek teg. man su ma gisee dara rek bañ kaa sànni dama koy bàyyi à l'écart di ko teg dinaa xalaat. à force de chercher tu vas finir par trouver lenn loo xam ne war nga koo mën a def suñu kër nag bagage
en pagaille du xaaj du jeex. waaw mais noonu la mais au moins mu ngi lay permettre ngay gañ ngay jël sa temps di ko consacrer ci leneen li ñu nar a jëlee connexion bi di ko yàq si ay futilité nekk ci WhatsApp bi nekk ci réseaux sociaux yi di xas nit ak a ŋàññi nit je pense que boo toogee yow jeeg bi def na nga war a def sa tegle say tànk defal ba mu baax defe naa lii am na solo dina njariñ sa poche mën nga ko récupérer mën nga ko defaraat reproduire la même chose jaay ko wala reproduire la même chose bàyyi ko sa juste pour un plaisir pour gagner du temps comme niñ koy waxee rek gis nga lii daal yaakaar naa ni jéeg ji war nañ ci bàyyiwaat xel xam ni xel jëriñu lu dul xalaat parce que lii tamit xel rek moo koy defal macha allah waa Fatima tey sunu thème tey dañoo indi lu am solo muy doomu jiitle ñenn ñi ne doomu jiitle ci biir kër day tas kër ñenn ñi ne doom géej la xamoo kuy weri tey jii tonton Adi defe naa loolu la ñu war a waxtaane ñu war see ñëw ak sama nijaay ci li ci biir kër gi mu mel ni kër gi jaxasoo na jaxasoo goo xamante ni si yu mel noonu tey jii lan moo ciy sax xalaat yow xam nga Olof Njaay dafa ne doomu jiitle du doom mais man d'accord ma ci doom la doom bu jiitle baag bu légal ba bu mujj baag lépp doom la doom la mën nañ ne doomu jiitle du doom mais parfois di nga gis ay famille yoo xam ne doomu jiitle ci woppam mooy lay njariñ yow mi sama macha allah doomu jiitle doom la ay doomu jiitle du doom ak doom yooyu yëpp ay wax Olof Njaay a ko wax mais waxu Olof la noonu la jërëjëf waxu Olof la doomu jiitle boo ko considéré ni sa doom nga xajal ko yaatal ko xoolee ko ni bëtu doom xool ko ni que ni nga yaree bët yi ngay xoolee say doom xoolee ko amaana dina la njariñ mais boo ko considéré comme doomu jiitle comme doomu Samba du sama doom yeesaay ñooñu amaana ñoom ñooy taskër yi ñuy wax parce que nit dong la am na yoo xam ne xaju ci boo ko xajaloon kii ko considéré ko ni sa doom yenn yi du ko ci mën na ko ci bañ a fekk mën na bañ a def yenn yi li ñuy wax taskër ñoom ñooy taskër ak ñoo ñàkk taskër mënoon na ko ci bañ a fekk mais boo ñëwee yow won ka ni que carrément da nga fi nekk rek parce que sa yaay fi nekk wala da nga fi nekk rek parce que sa papa fi nekk parce que sa papa laay sayal wala nangam bu subaa lu mu def rek na la neex lu mu def na la neex doom la boo ko considéré won ka ni que yow ak samay doom yi ne ci biir kër gi yéen laa yemale amaana su naroon a def leneen sax du ko ci fekk du ko kersa gi na ko jàpp la personne ne va pas se sentir à l'écart à chaque fois je pense que bu ñuy réagir nen ni rek dafay fekk ñu fekk kii ko à l'écart parfois tamit di nga gis doomu jiit la yoo xam ne ñiy wax naan seen jëkkëru papa seen jëkkëru yaayee leen di tëddee ki nangam bu fekk na ci góor gi la parfois dinañu tas kër mën na nekk ci yarin bi parce que boo nekkee femme célibataire nga am sa doom nga am doom hors mariage avant mariage nga dem am nga yaree ko ci naka sudul noonu mu gis la nga nekk ci naka sudul noonu ba mu màggee noonu nga xëy bëgg a rangé wu dem sëy toog sa kër nga jël sa doom yóbbaale te moom mu doon gis ni nga doon dundee am na leneen lu mu tàmmoon te loolu la doon gis nga kii yeesaay ñoom ñi seen bopp bu ñu ñëwee sa biir kër nga indaale leen amaana bët yi ngay xoolee sa jëkkër boobu lañ koy xoolee mais yow mi góor bi ñu fekk si yow amal sa matal nan lañ koy waxee matuwaay amal sa mët bi nga ba moom bu ko commencé woon sax boo ko wane ne ko sa papa laa dina yem ak nu mu mën di mel ak nu jikkoom mën di mel yow war nga koo mën a recadrer waat li ñuy wax naan garab ci kaw lay fekkante nuñ koy waxee nag ci olof maanaam lu garab bu la sutul du la may kër déet maanaam lu kenn mënul jubbanti lu taxaw ba pare ñu koy bant bi boobu ko bëggee mu jub da nga koy jubbanti si bi muy tooy exactement parfois mën na indi koo xam ne ku mag la ba pare ku xam lu mu xam ba pare soogaa ñëw amaana kooku yow sa caractère boo ko wanul kanam bi boo ko wanul yenn yi mën naa yem mais boo ko xajalee rek di ko commencé nengal woon ko yenn yoon yi rek di ngeen egg fu ngeen wut a egg maanaam lépp daal ci yar bi la lépp ci yar bi la lépp tamit ci nit ki ñu fekk si la nit ki ñu fekk si comportement yi muy ko góor ki yow mi ñu fekk si yow mi ñu fekk si je sais pas comment on dit ça yow mi ñu fekk si ak yow mi fekk si jéeg gi sëy si ak doomam ak indaale doomam
am na noo koy nooy téye doom bi am na nooy xoolee doom bi am na nooy considérer doom bi am na nooy traité doom bi ba doom bi doom wala mu doon leneen jërëjëf exactement merci beaucoup Fatima kontaan nañ yow aussi si li ñu indil macha allah et puis am plaisir lool partager ak yow plateau bi ñu ne nii rek tonton ñu dem régie ñëwaat xaaraale invité bi xaar sunu invité mu ñëw mais remercie jërëjëf waa Régie ñu ngi leen di ziar bu baax yéen aussi fa ngeen nekkee ndax nee naa la liggéey bi yaatu na lool waaye ña nekk ca ginnaaw ñoo ëpp solo fuuf merci beaucoup tonton tey sunu gan ñëw na dama lay bàyyi nga dalal ko rek.
mais santaat yàlla beneen yoon Nabou delluwaat di ziare kilifa diine yi Serigne Mountakha mu Serigne Bachirou Serigne Babacar Sy mu Alaaji Mansour waaye Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim ak imam Cheikh Ahmed Tidiane dinaa ci ñëwaat ci kanam ci jaale leen Seyda Mariam waaye ziare Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ziare it kilifa diine yi ci réew mi yëpp Serigne Abdourahim Seck Thierno Bachir Tall Thierno Madani Mountaga santaat yàlla beneen yoon Nabou tey ñu dugg ci benn buntu waxtaan mun ne doomu jiitle ñu am fi gan gan gi di doom ci réew mi di sàkku xam-xam am toftal aussi maanaam am identité ñu ne lu identité am ñu ne sociologue la sociologue mooy maanaam ku xam ne jàng na ba xam li environnement am jàng na ba xam ne lu réew mi waaye jàng na li gën a xam solo mooy xam boppam ak jéem a xam nit ñi kooku nag la ñu dalal tey muy soxna Mama Diouf di ko wax bismillah marhaban bikum comme on dit en français soyez la bienvenue bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim tonton Adi maa ngi lay nuyu waat jërëjëf Nabou Gina maa ngi lay nuyu ñu ngi lay fay di jël nuyu bu am solo di ko teg sa loxo pour nga tegal ma ko ci waa RTS yëpp maa ngi nuyu Ndeye Marie sama xarit maa ngi nuyu aussi Francesca xëy na tey yàlla deful mu teew fi waaye ñu ngi koy nuyu ñu ngi jox ñëpp seen wàccuwaay tonton Adi di wax ne ñi fi lim yëpp ñu ngi leen di ziara di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu teew buñ fi teew tey di wane ne teew bu ñu amal njëriñ la bu ñu amal fayda teew bu ñu soxal la ndax booy wax ci doomu jiitle dafa nekk loo xamante ne nii di ñuy wax naan sëru rabal la comme niñ koy waxee ci yeneen phénomène defe naa mi ngi ci kër yëpp ku ci nekk boo sëyoon xëy na fa ngay sëyit da ngay xalaat da nga fay ñaan yàlla sa jëkkër rob la wala nga rob sa jëkkër waaye yàlla mooy ñëw ak ay dogalam yenn saay defe naa ne liy gën a rafet ak liy gën a baax mooy nit ñi daal di taxalikoo si jàmm su ko defee nga am fa njaboot wax xëy na yow tamit ëllëg nga dem dugg ci beneen sëy wala góor bi nga xamante ne am na ay doom ak soxnaam war a jël beneen jabar su boobaa ñu war nag xool nan la ñuy defee ba xëj na loolu rafet nan la ñuy defee ba ànd boobu nekk ànd boo xam ne dina jëriñ ñëpp dina jëriñ yow mi nga xam ne yow yaay ku góor ki nga xam ne yaa jëlaat jabar dina jëriñ jabar bi nga xam ne moom moo amaat beneen jëkkër mais surtout dina jëriñ ñi nga xam ne ñun xëj na ñoom ñooñu gën a am sax importance mooy sunu ay doom donc loolu moo tax man ñëw tey bii sama ñëw bii ma fi ñëw tey nekk na ñëw boo xam ne neex na ma loolu parce que dina permettre ñu échanger dina permettre ñu sottante xalaat parce que dëkk bi réew mi communauté bi lu ñu amuñu dara lu dul sottante xalaat phénomène bu mu mënti doon ak lu mu mënti ak lu mu difficile parce que nag il faut que ñu xam ne mutation yi fi mu toll tey day tax ba lépp day gën a difficile lu ci nekk day gën a lu yomboon démb tey jafe na parce que am na yu bëri yoo xamante ne ci famille la bokkoon am na yu bëri yoo xam ci régulation famille la bokkoon léegi dañoo xaw a dellu ginnaaw loolu moo tax dina am lu bëri loo xam ne dina changé waaye nag buñ ko pencoowee buñ ci waxtaanee ku ci nekk andi sa xalaat su boobaa incha allah daal ci am ku ci nekk uti solution gis ci sa bopp ba nga xam te ne xëy na li ci ñaaw li ci rafet mooy ëpp li ci ñaaw macha allah waa tonton Adi xam nga lu ñuy def pour firndeel li muy wax ñu dem ànd dem rejeté ñëw dara yàggul mère bi xam nga ni man dama ko jàpp comme suma yaay bi ma jur mbokk kenn mënu ko faxas donc man ne yaay laa ko def daal salaamaaleykum pap toogal jàmm rek laa la wooyee
yaa ngi mi ngi nii bu dee yow yaa jël sa takkaayu tànta waay jox ko ñu suturante ci biir kër gi kenn ñu xamal dara bu fekkee nit jëluloo ko nga wax ma loolu tax ma woo la di la laaj. papa yow yaa ma jur te yaa ma yar te it yarewoo ma lu bon rawatina sàcc papa yar boobu nga defoon ci man ba léegi moo ne ci man takkaay yu ma gisul naka laa koy delloo papa. loolu ma Adama ma ñëw. yow Adama yow moom laay wax. naam Adama. naam kaay. lii mooy sa liggéey sàcc. nege li ñuy wax ci kër gi yëpp yaay sàcc ponkolum sàcc bu ngan bi. yow Adama nan laay jëlee dégg nga mam sama passion indi ko ngeen war cee dund dugg ci léegi bi si mi ko du féexlu gaaw nga gaawaay bu toll ni ngeen ne fay ba ci kër gi ba sàcc sama enveloppe duggal ko sa sac. léegi maa ko génni sa sac laa ko génni ci kanam mooy sama seede léegi nag xam nga lu ma léegal du ma dëkk ak sàcc. jëlal say bagage nag abal ma sama kër bi si ni ki tey. nijaay xam amul papa génn laa wax. papa. nijaay. papa nijaay. papa papa. s'il vous plaît arrêtez-moi ça dugalaatal ma yëpp ci biir quoi ah. patron. waaw suñu liggéey la ñuy def patron baa ngi si biir dama loo xam. kan mooy seen patron qu'est-ce qu'il y a. pardon c'est vous yow yaay huissier bi ah. oui. waaw man Adama Ndiaye la. oui je suis de la famille. xoolal kooku. waaw dama jëlee beneen côté bi si biir yow. non attendez hein. ana Rama. jeex na Adama fay na lépp. gaa yi leen ñu dem kër gi dellu si waat na ci suñu loxo. Adama sama doomu bopp Adama baal ma àq. sant amul benn ax mu passé laa ko fàtte. ñu dellu siwaat mu doon loo xamante ne nii macha allah lañ ñu proposé am na solo mu mel ni doomu jiitli lañ wax gis nga commencement bi ni mu dem ba sosol ko sax pour que mu génnee ko kër gi tey génnee na ko kër gi wante gis nañ finition bi balaa ñuy àgg ci loolu tonton Ara dama lay bàyyi yàgg sa invité ñu xool nu ñu jàngatee image yi. soxna Mama dama bëggoon recadrer tuuti un fait historique. fait historique bi. sànq. bricodé ko. wax na ko. mu ne wax olof. olof nee na doomu jiitle du doom. wax bu jib ci histoire Sénégal am na fu ñu ko wéeroon. waxu circonstance la woon. wax la bu xam ne circonstance it layoon na ko. muy ci Kocc Barma Fall. mu war a doon Kajoor. mu indi ay jafe-jafe. jóge ci doomu jiitle. jóge ci soxna. jóge ci mag. mu wax ñetti baat. ne doomu jiitle di doom. ne jigéen soppal te bul wóolu. wëlbatiku ne mag mët na bàyyi ci réew. benn bu nekk dafa layoon une circonstance déterminée. que nit yar na doom ci kër. ca jamono boobu. ba teraanga ñëw. doom ja jël teraanga jëkk xam ne mooy ayant droit féetewoo ko. Kocc Barma ne doomu jiitle kon du doom. jigéen ja nga bëggoon ba dénk ko say secret. ba xam ne bu fal jotee war nga mun a falu. mu daal di feeñal secret ba faluloo. mu ne jigéen soppal te bulu woon. keroog ba ñu xëy ne di nga koy génne. toroxal ko may ko àddina mag a ñëw ne bàyyi leen ko fi. mu ne kon mag mut na bàyyi ci réew. donc nañu xam ne am na ay wax yu xam ne dafa layoon circonstance. mais du wax yu xam ne benn waxu yàq la. ñaareel ba du wax yu xam ne it dafa nekk une vérité universelle. Absolument. kon gis nga pièce bi Ndeye Marie indi. delloo njukkal Francisca elle tenait tellement à faire cette émission avec nous. elle tenait mais gis nga yàlla lu mu la boolewul. ñaan yàlla gàllankoor bi mu am ta mu nekk gàllankooru jàmm rek. yal na ko yàlla gën a yombal. donc ma delloo la parce que damay faral di wax ne. dara yàggul. ku am gan. ñu ñee la maa nga ñaate. gis nga pièce bi. indil naa la li ma la indil ci taarix. sa kàddoo ngoo. alors tonton Adi ñun sociologue yi sunu liggéey dafa xaw a metti
parce que dafa am loo convoqué léegi mooy circonstance et dans la réalité tout est circonstance parce que nit booy wax dara dafa fekk mu am ay circonstances yu tax wax jooju mën a nekk dëgg parce que li ñu gis léegi nii qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'il y a une variable boo xam ne moo ci dugg troisième variable il y a un père il y a une mère mais il y a la variable aussi xëy na am donc am xaalis dugg na ci c'est une variable boo xam ne c'est une variable qui existe maintenant boo xam ne jël na partie bu bari ci relation nit ak nit léegi alal dafa nekk loo xam ne c'est une réalité mooy yàq lu bare donc c'est la raison pour laquelle tey ji lii am na layam mën nañu wax ne effectivement yaay doomu jiitle yaayam bi nekk ci kër gi te nga xam ne juru ko mën na ko sonal parce que day xalaat xëy na ndono gi day xalaat xëy na day xalaat lim ko mën a xañ ci papaam bu fekkee ne mi ngi occupé wu si moom njàngam lekkam naanam te bàyyam la wax donc loolu lépp mën na nekk li tax moom effectivement mu réagiré nii mais nag sama yaay dafay tàmm di wax naan jaamu yàlla boo xamante ne nii du jar nga sori du jar nga génn sa kër du jar nga dem fenn ndaxte xëy na kii bu jëloon xale bi jaamu ci yàlla yaakaar ne xëy na moom mi nga xam ne moom mooy ko jigéen ki lii mënoon na koo dal ndax mënoon naa am doom xëy na doom bi nekk fenn foo xam ne moom nekku fa te su boobaa yaa ma gën a xëy na tonton aad yaa ma gën a mieux placé pour xam ne yàlla tey loo ko def tey mu fay la ko donc tey jii doom ji mu am bu ko jëloon jaamu ci yàlla xëy na dina ci am loo xamante ne nii dina kawe njortam dina xëy na sa ëpp ñu koy jëndal kër wala dina ëpp tey mu ci am gàcce gi mu ci am waaye nag le revers de la médaille aussi c'est que parfois comme li nga wax xale yi aussi dañuy doon problème xale nga jiital ko ci kër mu nekk ci kër sa jëkkër jur ko mu nekk ci kër gi xëy na am na position bu mu nekk xam ne xëy na yaayam papaam am na fu mu ko teg mu andil la xëy na ay problèmes yoo xam ne fitnaan la fitna boo xam ne xëy na yow ci sa bopp instinct de conservation day tax da ngay jël xale boobu def ko ennemi da ngay jël xale boobu def ko nit boo xam ne c'est quelqu'un à abattre dans la maison donc li ci mën a am te am ci daal mooy il faut que responsabilité yëpp ñu jël ko il faut que yow mi nga xam ne yow yaay borom kër gi ci kër gi te nga nekk góor nga jël sa ay responsabilité xam ne bëgg gi nga bëgg sa jabar gënul am importance bëgg gi nga bëgg sa ay doom xëy na amul balance buñ ko teg duñ ko teg ci ay balance waaye ku ci nekk compartimenté ku ci nekk dafa am lu mu moom ci yow ku ci nekk dafa am cër bu mu am ci yow ku ci nekk dafa am loo war a doxal sa diggante ak moom te bi ci njëkk mooy respect moom boo doxalee respect nga jàngal ko itam ci valeur yi mu war a am que ni moom dafa war a respecter ñëpp à commencer par soxna si nga xam ne yow yaa ko tànn andi ko ci kër gi pour que mu nekk sa soxna bu loolu passé jigéen bi nga xamante ne nii dafa nekk ak doomu jëkkëram ci kër gi dafa war a jël xam ne àddina yàlla kenn xamul bu sama yaay da daan wax naan ku xam fa nga xam ne fa ngay mujjee nga dem ba foofu toog fa di xaar donc loo xam ne nii dafa nekk te xamuloo lan ndax dina changer ndax benn circonstance dina am da ngay rafetal jëmale ci xale bi da ngay rafetal jëmale sa diggante ak ki nga xam ne moom ngay sëyal ndax boo rafetalee di jëmale ci doom boobu rafetal dina am jëmale ci sa jëkkër te je crois que sax am na noo xam ne tey boo ko comporté woo ak ci sa doom xam ne nag xale rek li mën a doon dina def erreur dina def luñ ko santul dina wax luñ ko santul dina dugg fuñ ko dugguloowul waaye ngay jubbanti nga jubbanti nag jublu ci jubbanti bañ cee jublu xeex bañ cee jublu xuloo waaye nga jublu ci juste jubbanti tontu aadi noonu buñ ko defee yaakaar naa ni xëj na mën na gën a rafet ci diggante way dencante yi gën a rafet ci diggante xale yi ak seen ay parents jërëjëf mama
base bi socle bi pour man mooy jaamu yàlla mag ñi dañu gëmoon ni yàlla lu mu def am na lu mu ci nam doom bi daggee ci sa geño yàlla di ommat ba indi la doom bu daggoowul ci sa geño jël dund doom boobu ci kattanu yàlla moom teg ko ci sa loxo nga war ko yar nga takk soxna si ñëw indaale ay doom waaye soxna si ñëw fekkee la ak ay doom ndax kaa bu mel noonu am na mooy kaa bi gën a métti ndax doom yi mu la fekkee bu doon seen sago kenn du utu seen ndey xëy na doom yi mu indaale mun na ñëwaale ndaw soo amee yow noo doxalee doom yooyu daañu la bàyyoo waaye daañu bàyyi xel nag ci seen bàyyi mais fa muy métti mooy doom yi nga jur yow te taqali ko seen ndey wëlbati ko indi beneen jigéen ci biir kër gi lenn rek la ci génne mooy équité te gëm ne yàlla mi xam ne jël na doom ju xam ne moom yàlla ba mu koy sàkk tàgguwul ba muy boole waa juru soxna soosu ak waa jooju ba doom yi juddu ci yàlla tàgguwul yàlla ne doom ji nag ki sa loxo laa koy teg yow Moussa yaa ko war a yar ëllëg dina bokk ci ñi xam ne dinaa leen laaj dama leen sàmmloo woon naka nga koy sàmmi kon je pense que ngëm la foi le sens de la mission maanaam nga gëm ne lii mission la kon jaamu yàlla la mais il faut nga am ñetti jikko il faut nga muñ il faut ngay jéggale soxna Mama ak baat bi gën a yéeme ci wolof mooy déy naagal xam nga ko déy naagal waaw déy naagal dégg lu ne weñ nga dégg ko mën koo lijjanti te lijjanti woo gis xale bi def la ko nga mel ne gisuloo ko wëlbati ko taf ko ci sa kaw di dem parce que soxna Mama kilifa bu demee ba dégg ñett dee na soo ko déggee ki sa ndeeg sa baay dee nga soo ko déggee sa digganteeg say doom ak doom bu mu ci doon dee nga soo ko déggee sa digganteeg sa sëriñ dee nga soo ko déggee sa digganteeg sa dëkkandoo dee na xam nga mooy baat xamu la ko de neexul ba neexul waaye ni ku baax la neexul ba neexul neexul ba neexul waaye soxna Mama mii ak muñ dee nga xam nga loo mun a faj ko dégg nga loo mun a faj ko gis nga lu ne weñ nga gëmm ci sa bët ñu dem nag xam nga kii doomu jiit leen dem ba ñëw fekk ñu génne baayam mu dabal jënd kër gi baat bu xeebu bi ndaw si wax ay sama doom ji su ko doomoo woon kon xale bi li am du am mais yàlla mooy nattu yàlla moo nattu baay bi nattu ko moom ne moom yàlla la mu dogaloon kenn mënu ko dindi teraanga war na jóge ci xale bi ñëw ci ñoom waaye ñoom ñaawal nañu teraanga kon yaakaar naa ni li mag ñi doon dund mooy yàlla ci njaboot ak njaboot bu yàlla indi da ngay seet soxna Maam waxuma la doomu jille rek da nga daan nekk taalibe nekk ci dëkk ñoo am ndeyu daara am baayu daara ñu jàppee la comme doom bu daggee ki seen deret loolu je pense que égoïsme te moom laa lay delloo moom la ñu war a xeex ndax bokkul ci suñu valeur traditionnelle kàddu gànko alors tonton Ady résumé nga li nga xam ne mooy thème bi xanaa dama fee ñëw rek pour ànd ak yow waaye li nga ci wax solo machallah li ñuy wax daal mag mat na bàyyi cim réew voilà mag mat naa bàyyi cim réew waaw wax nga dëgg ndax recomposition familiale boo gis benn parent bi dafay am benn modèle de disons d'éducation bu mu am jox ay doomam beneen parent bi am modèle d'éducation bu mu jox ay doomam boo xoolee xëj nañ kii il a une éducation libérale xëj na ay doomam dañuy wax lu leen neex dañ leen di wax xam nga ku ci nekk ak sa modèle d'éducation am na keneen ki xëj na kooku moo gën a strict par exemple moo gën a strict
ay doom duñu wax lii dem xam nga donc ñu ñëw boole maintenant war a ñëw war a bokk. war a dëkk ñoom ñëpp. donc ay modèle d'éducation yu bokkul. donc ça li nga xam ne moo koy réglé mooy déjà parents yi d'accord si ay valeurs yi nga xam ne moom la ñuy inculquer seen ay doom toog waxtaan ba xam ne ñii nga xam ne ñoo leen bokk dañoo bëgg ñu nekk ay nitu dëgg. dañoo bëgg ñu nekk ay nit yu diine. dañoo bëgg ñu nekk ay nit yu am jom. dañoo bëgg ñu nekk ay nit yu am kersa. dañu bëgg ñu am nekk nit yu diine. et cetera et cetera et cetera. su boobaa ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo seq bu ñu demee ba nga xam ne loolu ñoom d'accord nañ ci su boobaa nag ñu jël seen temps nag ndànk parce que nit balaa nga koy imposer autorité am il faut que déjà nga won ko compassion. il faut nga won ko ne ko man bëgg naa la même bu nekkee ne mën nga ko waroo ko ne ko bëgg naa la en tout cas nga won ko ne ko yow ñor nga ma parce que les gens dañuy def benn différence entre tey nga bëgg sama doom par force ak tey nekk sa préoccupation loolu ça fait deux parce que bëgg maanaam nga def ko sa soxla nga def ko sa soxla nga jël ko def ko ni doom ji nga jur ci devoir yelleef ak yelleef yi nga xam ne moom la xale di am ci parce que xol dafa sori tey mënoo ne tey tonton Adi tey ma bëgg ko par force xëy na mën naa maslaa ak moom tey su ma ko bëggee xëy na yàlla mën naa def ma bëgg ko mais en tout cas su ma ko jëlee jox ko respect jox ko wàccuwaayam su boobaa xëy na man ak tonton Adi mën nañu bañ a am force da la koy jox sax voilà lu jógee ci xol rek day léegi nag loolu moo tax nag bul jur sa doom ne tey ji ki may sëyal par force dina ko bëgg déedéet waaye fexeel ba ak yelleef yi nga xam ne parent xale am na ko ci parent ki ngay sëyal mu mën ko jox sa ay doom loolu mooy andi mbëggeel mooy andi cofeel ak jël sa temps timing bi nga bàyyi nga bañ a ne tey mu am parce que waaw parce que comme on dit ça ne peut pas se faire en un seul jour il faut que ñu ngeen di dem di am ay problème di ko surmonter ba dem ma dem ba ku ci nekk xam jikko moroomam li ngay wax leen aussi mooy la loyauté envers l'autre parent parce que effectivement su ma ñëwee sëy si ci kër gi àndaale sama ay doom tàggalikoo ak góor sama ay doom ñoom tey jii bu ñu xoolee ku góor ki fi nekk dañuy am tendance xëy na seen xol di nuxi par rapport ak seen doom bi seen papa bi ñu bàyyi maintenant bu fekkee ne seen papa bi nekk ci kër daf leen def yu sew day gën a metti day gën a am ay conséquences donc kooku il faut que aussi déjà mu xam ne il faut que mu xam ne xale yi moom juru leen am nañu keneen koo xam ne mooy seen baay donc mu jël kooku mu nga xam ne mooy seen baay mu jox ko place am jox ko akkam jox ko matuwaayam ba mu mot sëkk bañ di wax ci moom wala di def ci moom wala di am ci moom yenn comportement yoo xam ne day tax ba par exemple xale yi soit ñu xeeb ko moom wala ñu xeeb seen papa bi leen jur donc tout ça c'est des processus yoo xam ne c'est aux deux parents ñoom ñoo ko war a def ñoo ko war a xalaat ñoo si war a xalaat ñoo si war a nekk aussi di si dox chaque jour maintenant li nga xam ne moom moo mujj mooy jaamu yàlla bi ngay wax tonton Adi ñun ñëpp defe naa ne ay jullit lañu dañoo nawloo sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu biir am na ñoo xam ne duñu ay jullit donc ça pour ce faire il faut en appeler à l'humanité tout simplement de la personne c'est-à-dire que ñun jullit yi ñu rey suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu téye woon njabootam parce que defe naa ne kenn xam ñëpp xam nañ ne yonent bi yore na ay doom ay ñoo xam te ne ni ay yu dul jeex te defe naa ne loxo yu mës a yore loxo yonent bi macha allah moo gën a sell ci yore yeneen xeet yi aussi wane nañu rafetaay bi yore loo xam ne xëy na juruloo ko mel yeneen religion yi mais humain nit rek nga nekk nit bokk ci banni aadama da nga war a xam ne sa prochain surtout xale dafa nekk lu sacré dafa nekk loo xamante ne ni xale dañ naan du xale way dañ naan lu ne la c'est-à-dire que chaque être humain est une poche de Dieu
mais xale moo ci raw parce que xale li ci mën a nekk li mu mën a nekk dafa bari donc buñ la ko joxee boo nekkee en position da nga yore ko da nga cee war a def lépp li nga am ci humanité ci compassion lépp li nga xam ne yow sa biir xol nite nga wane ko ci xale boobu donc loolu laay tëjee di wax ne en tout cas xale moom boo defee ci moom yàlla fay la dañuy wax xale géej la rek kenn xamul kuy weri tonton Adi ñu koy wax sànq si image yi ñu doon gis léegi léeg-léeg nga nekk ak nit mu di la métital mais am na xale yoo xam ne dañoo judd rek judduwaale seen jom tey ji nga métital ko comme xale bi léegi ba mu génn xëy na génn boobu dafa gënoon ci moom parce que moo koy forger moo tax mu ne man kenn du faj gàcce may taxaw man maa war a faj gàcce bi tey jii loolu tey jii gis nañ ko ci image bi aussi sama contribution la woon rek. macha allah macha allah ma delloo soxna maam. mu def tàggoom. waaw bon li may wax rek mooy mutation yi bari nañ. parce que kooku génnee nañ ko xëy na yàlla wërsëgal ko mu nekk koo xam ne doon na ko mën a faj gàcce. waaye gis nañ ñu bari ñoo xam ne xëy na fa la ñuy jaaree maar di daal. donc nañuy ñaan daal. ku nekk def li nga war a def. def li nga war a def. parents yi. ñu jël seen rôle parent à cœur. xam ne yàlla daf leen a dénk. te tonton Adi dégg naa léegi mi wax naan. incha allah bu ñu taxawee ci kanamu yàlla. yàlla dinañu laaj. ku ci nekk. ni nga sàmmee la nga sàmmee. lam la sàmmloo woon. yal na yàlla def ñu sàmm ko bu baax a baax a baax a baax a baax. yàlla kattanal ñu. amiin yaa rabbi defal ñu aussi sunu ay doom. dégg am dégg ak topp. parce que xale yi léegi macha allah dëgër nañ bopp. am nañu nu ñu mel. waaye nag ñoo leen jur. te man li may bañ njabootu kanaara man dama koy bañ. duma ko nangu man. déedéet li ñuy wax naan njaboot gi léegi njabootu kanaara la man duma ko nangu déedéet. dama bëgg ku ci nekk ci ñun jël ay responsabilités am takku ba dëgër bu la jaralee jaay sa bakkan nga def ko waaye ñu fexe ba xale yi jub nekk ci yoonu siraatal mustaqim ba nga xam ne bu ëllëgee buñ la jëriñu sax yow mi nga xam ne yaay seen waajur ñu jëriñ seen bopp. xam nga boo différent jërëjëf soxna Mama dafa mel ni Nabou. avec ta permission. waxtu yi daf nañu. te dañu delloo njukkal jigéen. ni ku baax muy Seyda Mariam Niass bintu cheikhul islam El Hadj Ibrahima Niass Baye xam nga dama wax démb barki démb Serigne Mountakha Bassirou Khadimu Rasoul ànd fa ak kilifa muy Miss Zahra Iyane Thiam ma ne ko Serigne bi nit turam day am toftal boo ganee àddina tudd Moussa màgg tudd Moussa màgget tudd Moussa génn àddina tudd Moussa du dund tey dañu wax soxna maam mooy ba mu soobee yàlla mu ganee àddina waaye tey dañu wax madame diw wëlbati ko ne soxna maam sociologue mais loolu lu nit di sàkku la Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass dafa amoon credo credo mooy alquran amul kenn kuy ganee àddina ci pays boobu am 15 ans te fekkul ne soxna maam mokkal nga alquran du góor du jigéen Seyda Mariam alquran googu baayam doon dundee Seyda Mariam dund ko jël ko ne def ko mu nekk sacerdoce dafa am choix ci tubaab nit a koy tànnal boppam mooy sa gestionnaire bii nga jënd yaa ko tànn mu am option loo xam ne da nga dem ba ràññee ne lii nag moom laa bëgg a def comme Nabou Gina li muy def ci métier waaye nag mu am sacerdoce li ma tànnoon nag def naa ko jaamu yàlla moom Seyda Mariam ci Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ci juddoom ak ci yëpp mënoon naa doy loolu ñu ne doomu soxna la lu ko ñëw jox ko teraanga waaye déedéet dafa noonu ko waa juróom yaree woon noonu la yare ay milliers parce que lu tax ay milliers d'enfants ndax ku yar téeméeri borom xam-xam téeméeri borom xam-xam yooyu yar téeméeri borom xam-xam léegi mu nekk junne toute sa vie ci lii la ko consacré kon tey mu nekk ndamu jigéen macha allah surtout mais mu nekk ndamu l'islam kon banqaas bu mel nii bu jógee ci réew
kii bu amoon jikkooy doomu jiitle du yar li mu yar non amul jikkooy doomu jiitle ñi ko yar ñëpp ñi ko wër ñëpp mu yar leen daf leen yar ndax ndey la ca magam ja Fatumata Zahra yaa Fatimi xam ne moo doon taaw baay ba ci moom alquran la ñu jël def ko mu nekk seen dund kon tey jàpp naa ne banqaas bu rëy moo fàq ci réew mi mais moo fàq ci diini ji ñu di ko jaale Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cheikh Mouhamadul Lamine ñu di ko wax Baba Lamine waaye Cheikh Mouhamadul Makki ak ay magam ak ay rakkam di ko jaale waat imam Cheikh Ahmed Tidiane mi xam ne tantaam la waaye nag moom mooy imaamu faydu bi di ko jaale jigéenu réew mi yëpp ndax jigéen ju baax benn mooy teraanga soxna yëpp kon mooy seen teraanga mooy suñu teraanga ndax ku nekk jigéen na la jur kon dem bi soxna si dem yàlla na yàlla dëkkaale ko daayiman ci barzaqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barzaqu Cheikhuna Tidiane Chérif radiyallahu anhu mu dëkkaale ak bàyyam ba muy fekk di Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu Nabou ma delloo la sa kàddu balaa waxtu yu jeex. jërëjëf tonton Adi wax ji rafet na macha allah dal na comme ni nga ko waxee rek ñuy jaale ak kii umma islamique bi yëpp ndax nag sunu kaw la dal ci diine ji la dal te wax dëgg yàlla boo déggee témoignage yi di nga xamante ni wax dëgg yàlla Seyda Mariam Niass ku fonkoon alxuraan bi la woon te ku fonkoon diine ji la woon kon dañ koy dañ koy ziyaaree taalibe yëpp. te di ko ñaanal fa mu nekk yàlla dolli ko fa ay leer ñu nit mu taas ñu ci barkeem comme ni ñu koy waxee mbokki téléspectateurs yi lii moo nekkoon seen émission Jekk ak Këram ñu doon jéem rek ndax xam nga sama yaay Francesca kenn mënu koo remplacer man de mënuma ko moo tax ñu doon jéem rek di sant ñëpp di sant ñëpp fier de toi parce que xam lu tax addina soxna maam dal loo ko jënd yàq dal la ko gën ñu profité ci nuyu ko xam ne mu nga toog ci liggéey muy Demba Ka xam naa ne su ma waxoon ba mu jeex parce que moom bu jégg këram jógte ndeysaan dafay dajale njabootam yëpp macha allah waaw ñu toog macha allah loolu bëgg ku bëgg lu baax rek moo koy def Nabou jërëjëf jërëjëfati Adja Mama jërëjëf jërëjëfati mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom tamit ñoo toogoon di ñu bàyyi xel si Jekk ak Këram tey ci lënd bi ñu doon jéem rek macha allah di leen jox rendez-vous incha allah suba si beneen numéro Jekk ak Këram jërëjëfati